boo ñëwee ci dëkk bi Touba la ñu ko tuddee donc paradis Sénégal dafa war a nekk un paradis sur terre te yàlla réew mu Sénégal réew mu yàlla bëgg la da nga koy xool ci lim ñu defar rek waaw te bu ñu góorgóorluwul yàlla mën nañoo mere parce que defal nañu lépp mel ni amuñu dara defal nañu ngelaw am na dëkk yoo xam ba leen yàlla joxee ngelaw lañ ne dootu ñoo am jafe-jafe courant chaque jour seen courant baa ngi coupé mooy énergie éolienne am na ci ñoo xamante ni dëkk yoo xamante ni ba leen sunu borom joxee naaj fi mu ne nii naaj bi ngeen di am ni xéewalu yàlla la am na dëkk yoo xam amul naaj te bëgg nañ ko dañuy ñëw ci suñu dëkk yi sax ngir wut si naaj am na ñoo xam ba leen ko sunu borom joxee la ñu tàggalikoo ak ñàkkum courant muy énergie solaire am na ci ñoo xamante ni ba leen sunu borom joxee ay dex ak ay géej lañ ne ñoom dootuñu am problème mu courant énergie hydraulique kenn sax ci njaboot gi Xaadim Caam xaw ma anamu moo ngi may wax ne ma sax énergie nucléaire sax mën nañ koo am donc léegi boo weesoo loolu ñu am tey jii or tey jii bijoutier yi ma fekk fii ci marché Ocass nee nañ ma comptoir privé yi ñoo ngi ñuy rey te ay étranger ñoom ñoo ko moom soxna yi tey bu ñu bëggee or fan lañ koy wute ji fu dul Dubaï ak feneen ak feneen jël avion ab jàmbur dem dëkk ci hôtel ab jàmbur ba pare jënd marchandise transporté waat ko mu nekk ay charge supplémentaire mais soo ñëwee di ko jaay foog nga am problème bijoutier Sénégal gisuñu or te li leen yàlla defal ci or ci suñu suuf si kenn xamul ni mu toll boo demee Kédougou gëlee nga xam fa la ñuy génnee or bi tey amul sénégalais booy dajee laaj ko or bi nu mu toll ak la fa génn fu nu mu toll ba mu wax la ko te le premier lingot d'or Habib Thiam moo ko génne woon bi mu nekkee premier ministre nga jël li ñu yàlla defal tey ji ci wàllu géej muy jën yi tey ji xam ngeen ne jafe-jafe bi ñu gën a am mooy jot ci jën yu baax yi parce que tey ay navire étranger ñoo nekk jël suñu géej gi fu leen neex jaarale ak mbaal yoo xamante nii sax dañ leen koy tere waaye mbaal yooyu lañ jël tey di ko nappe géej gi ba nga xamante ni daanaka jën waxuma la pour nga gis ko loolu moo tax tey ji li ñu am ci ay waax yu am géej jën yu am solo yëpp ñaata doomu Sénégal ngay dégg tey ñuy faatu boo demee fële nga xamante ni moom mooy Ndar parce que dañuy dem di wut ay licence de pêche dugg Mauritanie daje garde-côte yi souvent ñu jël seen bakkan wala ci brèche dun baaba jéy bi ñu ci bëri foofu la ñuy ñàkkee seen bakkan donc loolu nekk ay mbir yoo xamante ni yu doy waar la nga jël tey jii zircon bi nga jël phosphate bi nga jël yooyu yëpp yéen ñii gisu leen ko ni ngeen ko ñàkkee gis ñun noonu lañ ko ñàkkee gis kenn xamul fan lay jógee kenn xamul fan lay dem boo jëlee tey jii wàllu suuf tey jii ñaata doomu Sénégal la ñu jël seen suuf jox ko ñoo xamante ni ay étranger la mënatuñ ko bay dañuy jël seen suuf ba pare sax naxee leen ne entrepreneur la ñu waroon a nekk finalement ñoom ñu nekk ay ouvrier ci biir daanaka beneen xeetu njaam la boo xamante ni dafay dellu si ci beneen façon tey jii ku am suuf tiit nga ndax da ngay xëy rek gis benn waay jóge fële ñëw jot ci suuf si ñu jox ko ay hectares yu dul jeex mu koy bay li ci gën a métti mooy loolu ñu fay bay dañ koy jël di ko yóbbu waa réew mi duñ ci jëfandikoo boo demee tey fu mel ni Richard Toll loolu moo dal waa Richard Toll avec le sucre tey jii seen suuf yëpp jël nañ ko di fa def canne à sucre te tey jii Richard Toll suukar fa la gën a chéré exploitation bañ koy def it moom xoolal tey Sénégal am na ñetti cimenterie ñetti usines yuy defar ciment te tey ciment tey la gën a jafe bala ngay tabax tey nga dee am nañ usine buy defar carreau bala ngay am carreau tey nga dee am nañ fer Falémé bi bala ngay jot ci fer bi tey nga dee yàlla jox ñu lépp ba pare lépp jafe léegi nag ñu war a régler li nga xamante ni tamit moom mooy dëgg mooy dund bi guerre Ukraine beeg Russie bi amee président de la République du Sénégal jiite Union africaine dañoo amati gàcce gu rëy goo xamante ni Afrique amati na ko mooy dañoo dem amuñu lu ñuy def dem ca guerre ba amuñu lu ñuy def ci biir guerre bi maanaam bali sax maanaam ngir dem ñaani dañoo dékk bali bomb yi dañ ko dékku ngir dem ñaani blé boo xamante ni moom la ñuy dundee Assane 2 daf doon wax ne xaw ma développement li ma xam mooy ne nit ñi lekk ba suur naan ba màndi am nañu suuf am nañu ndox te mënuñoo dundal suñu askan tey jii ñun fi ñu jóge daanaka ñetti weer ngay bay benn weer nga ciy dund bay lekk moo fa am bay dunde ak bay weccee moom moo fa am bay dunde ak bay weccee mooy troc daanaka loolu moo fa am ba tey ñu am problème mu état civil ba tey nit ñaa ngi judd fii di dee tey boo jur doom di dee adduna bi ñëpp bàyyi nañ ko léegi ñëpp romb nañ ko au contraire boo ëmbee sax ci ngay defar sa néegu doom bala muy judd fii boo ko tàmbalee defal ñu ne attention soo moytuwul du judd de parce que dara wóoru ci en face d'une mare d'incertitude dara wóoru ci te loolu métti na keroog dëkk bi ñu dem à 30 kilomètres de Fatick nee nañ ñu ñoom seen i jigéen léegi dañoo ragal a ëmb parce que foofu boo fa ëmbee boo tollee ci état war a accoucher
te xamoo fan la lay dabee pour nga jógee foofu ñëw ba jaxaw c'est tout un problème soo ñëwee jaxaw li lay jëlee jaxaw indi la hôpital régional bu Fatick c'est tout un problème te gëm naa ne loolu leen dal moo dal ñëpp donc tey jii ku am as tuut sa doom ci clinique lay juddoo waa léegi ñi amul dara nag ñoom donc le risque daal ñoom dañoo war a am risque alors que nous sommes d'égale dignité c'est ça qui est l'origine de la République c'est une révolte contre les inégalités et les facilités donc ñun dañuy xeex pour égalité dañuy xeex pour ñu respecter àq ak yelleefu doomu aadama dañuy xeex pour ñu jox cër doomu aadama dañuy xeex pour ñu nawloo leen pour ñu fonk leen te xam ngeen ne métti na xam ngeen ne c'est difficile la précarité ndaw ñi sonn na yéen ñii di liggéey ci presse bi xam ngeen ne presse bi précarité bi ci nekk jéggi na dayoo te yéen a ngi gérer ay enjeux yu mag te daanaka seen loxo jotul seen ginnaaw donc yéen a tax ñuy xeex te bés bu ñu demee assemblée nationale di ngeen xam ne dinañ leen taxawal bu baax a baax parce que liggéey bu am solo ngeen di def ci biir réew mi sëñ Moussa Nawel nee na ma yonent yi sax ay journaliste lañu woon donc journaliste bu prêcher wul la bonne parole kon lan lay def parce que yonent prêcher la bonne parole rek loolu lay def donc en tout cas maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant Macky Sall de wax dëgg yàlla mooy président du Sénégal waaye sama liggéey sax mosuma yóbbu ci ma gisanteeg moom mosuma toog ak moom benn yoon laa ko mës a séen mooy bi Ousmane Tanor Dieng wàccee liggéey te boobu comme Ousmane Tanor sama wëllëre maam la woon ma demoon ca aéroport international Blaise Diagne AIBD pour taxawu li nga xamante ni pour gunge Ousmane Tanor ngir ñu jébbal ko boromam boobu laa ko séen mooy bi mu ànd ak Ibrahima Boubacar Keïta ma toogoon ci présidium bi dama koo séen rek loolu laa am ci moom yéen li ngeen am ci Macky sax man aw ma ko ci parce que bu ñëwee fii yéen ànd ak moom di ko gunge jege ko lool man loolu jegewu ma ko yow mii di ma posé question bi yaa ma gën a jege président de la République donc jegewu ma ko nii de près nii de loin askanu Sénégal ñoom ñoo nekk ci suñu ginnaaw ñoom ñoo ñuy jàppale boobu ba tey ñoom ñoo ñuy taxaw askanu Sénégal yi nga xamante ni ñoo jël seen i dërëm seen i ñaar dërëm jox ñu ko askanu Sénégal bi nga xamante ni ñoo feeñal seen yéene pare nañu jox ñu seen i parrainage fu nekk ñu jóge fa ci Sénégal ak bitim réew léegi lay jot ay image yoo xam bitim réew la jógee ñoo xam dañoo bàyyi seen liggéey taal seen i oto di ñu campagnal foofu nga xamante ni moom mooy dans la diaspora donc ñooñ mënuñu leen fay ñoom ñoo nekk ci suñu ginnaaw ndawi Sénégal nag dama leen koy wax kenn gëmatu leen en 1968 Senghor dafa jàkkaarloo Senghor amatul ci ñoom pexe ak ñi fi nekkoon boobu jël leen dugal leen ci kaso bi yóbbu leen service militaire obligatoire Mamadou Diop Decroix mi ci la bokkoon en 68 en 88 Abdou Diouf parle d'une jeunesse malsaine parce que amatul woon pexe ci ñoom te réewum ndaw la réew mi li fi nekk ci ndaw téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ay ndaw lañ juróom-ñett fukk yi amu ci seen i at moo ngi toll ci ñaar fukki at ak ñaar fukki at ak juróom 80% ont 20 ans et 25 ans tey jii bi Abdoulaye Wade ñëwee dane milliards yu ma bitim réew di jox samay ndaw yi réew ñoo ma ko gënal mais ñun ci ndaw ñooñu la ñu bokk te tey jii ay ndaw rek la ñu àndal te ndaw yooyu ñoom ñoo ñuy jàppale ci xam-xam ndaw ñoo ñu jàppale ci yitte yàlla defal ñu tawfeex nag ay mag di ñu gunge ci liggéey boobu donc li ñu wax ak kilifa yi bokk na ci ndaw ñooñu ñu sàmm leen taxawu leen xam ne seen àdduna dañ ko war a tabax ci xam-xam ak itte ju mat sëkk ak teggin yu mat sëkk xam-xam itte ak teggin sunu lépp ci loolu lañ ko teg te loolu moo dëppoo ak njàngaleem sëriñ bi loolu moo dëppoo ak yitte yi nga xamante ni loolu la ñu sëriñ bi jàngal li ñu bëgg ñun di ko wut li sëriñ Touba tontu woon ci xaaloo li yër kan bañ ne ko xaaloo li yër kan li abwaabi salaatiin la mu leen tontu woon laa leen di tontu ñun li ñu bëgg Macky Sall mënuñu koo jox aji kawe ji lañ koy laaj muy sunu borom subhaanahu wa taala nar koo jaare ci li nga xamante ni moom mooy askanu Sénégal leer na jërë ngeen jëf